Salut amis internautes de Seneweb TV seneweb.com di amaat mbégte ak contentement comme ni ma koy waxee saay su ne di leen dalalati ci seen biir émission au calme nag nee naa la saay su ne comme niñ ko taamu di defee dañuy faral di doxantu xooli ndaanaan yi ci li nga xam ne loolu ñu daal di mënee ñu waxtaan ak ñoom seeni fans daal di bég waaye ñoom tamit ñu daal di kontaan tey nag nee naa la dañoo daal di duggaat carrément ci biir cinéma bi. fan la ñu seet si nag ki ñu seet si yaakaar naa ne tey boo leen ko gisee ñu bëri dinañ ci kontaan ndax nee naa la àdduna wërngër këpp pour ne pas dire Sénégal rek ñëpp ko daal di bëgg ci caractère am ci manière de jouer am àdduna wërngër këpp daal di ko fonk bëgg ko lool ci li nga xam ne nag moom lay daal di def kooku kan la kenn rek la di Maguette Diémé xaw ma ba xam damay tuddee ko Ami Collé wala Asma ci fan laay njëkkee loolu laa bëgg a xam Maguette Diémé nuyu naa la. fay naa la bu baax Seynabou fay naa la maa ngi nuyu seen ami internetu Seneweb bi di nuyu waa Sénégal ñëpp te di leen di dalal bu baax ci plateau Xaar Média. ñu am mbégte comme ni ma ko waxee dès l'entame ne kontaan nañu dajeek yow ci émission au calme tey boo ñu doon wax kan mooy Maguette Diémé lan lay doon. Maguette Diémé présentation bu brief sax Maguette Diémé di sénégalaise. Doon jàng yëngu ci wàllum journalisme science politique juridique aménagement du territoire ba mujjee tey jii ci li nga xamante ni moo di cinéma par accident nekkul nag loo xamante ni dañ koo programmé. dinañ ci gën a indi ay leeral ci biir waxtaan bi incha allah. d'accord ci foofu noonu la ñuy daal di taxawee nee nga nekkul woon loo xam ne da ngeen ko programmé par accident la nan la dikkee. ñu bëri ràññee nañ mu bu baax ci milieu journalistique bi. mais à un moment donné dama arrêté woon nekkoon ci benn chômage technique tombé tamit ak feebaru corona bi dugg ci c'était en fin 2019 mais comme dama tàmmoon di def rek à mes heures perdues su ma gisee casting rek ma sànni mosuma woon nag am chance ñu woo ma après j'avais gardé le contact ak ki nga xamante ni moo di suñu PDG Modou Xaar Gueye bu may remercier de passage. bés nag la ma woo ne ma daf ma sentir ci benn projet bu tudd Belle-Mère mais boobu mujjul antu ñu dawal tamit ba jub ci weeru kooru 2020 ci laa am chance jouer sama première série ma jouer ci sama première série mu ngi tudd Idda foofu laa commencé donc accidentellement la nii rek parce que liggéeyatuma woon maa ngi ci sama jàng kese ma xam ne war naa mën a allier jàng bi ak leneen ci laa duggee ci wàllum cinéma. d'accord nga intégré sa première série muy Idda mais nit ñi ñu ngi la gën a ràññee ci série bi ñu naan Regret nga nekkoon fa actrice principale balaa ñuy ñëw ci Jéegu Poso foofu la ñuy daal di njëkkee mu nekk série boo xam ne nekkoon na série bu metti parce que fii wàllum ndaw jamono ji Sénégal du ma ne dañ ko xaw a banaliser mais gëmatuñ ko à 100% yow nga joué loolu mu daal di la dal ci sa biir ménage dem ba loolu tax sa sëy daal di ci tas. tey bi nga joué loolu nga nekk actrice principale tudd fa Ami Collé ci Regret nu mu la def. métti na méttiwul woon parce que j'essayais à chaque fois de me mettre dans la peau de ki koy dund. comme ni nga ko waxee rek ñu banaliser ko Sénégal muy wàllum ndaw banaliser wuñ ko parce que fa ndax daan taa boo demee ba léegi fekk fa ay tepp-tepp mais dañu commencé di copier ki nga xamante ni moo di l'Occident ba. xale yi jigéen ñi ñu bari dañuy mujjee wàcc yoon rek balaa ngay def ouverture foog nga enraciné wu ba pare léegi nag le fait que nit ñi di ko dund tey jii nii cinéma dafay relater waat mooy miroir de la société en quelque sorte lépp li nga xamante ne nit ki mu ngi koy dund mu nëbbu mënu ko extérioriser yow mii di incarner wala boog yow mii di interpréter personnage boobu noonu war nga ko def de telle sorte que nit ci sentir ci boppam war a mën a am benn soulagement kat que ne ndekete du man kese man maay dund lii wala ndekete li may dund nit ñi xam nañ ko. parce que ba nga koy jouer à chaque fois bu may incarner benn rôle dina am nit ku ma woo wala ku ma bind kat ne ma lii de su ma ko dund xam naa ko dund. donc lépp lu ñu def rek tatonewuñu ko. dafa fekk ne dafa exister. moo tax ñu naan la boo nekkee ci àdduna da ngay ubbi say bët ubbi say nopp. ndax lu nekk di nga ko gis yow ubbil say ba tax say nopp lu ne di nga ko gis lu ne di nga ko dégg
d'accord mais ci biir rôle boobu dañ fay taxawaat tuuti parce que gis nañu ne bi ngay waaj a marié wu yow ak sa copain maanaam sa partenaire jotoon nga ko wax ne ko tu n'es pas vierge moom xamoon na ko mais gis nañ ne bi mu la takkee dem ba ci sa lune de miel mënatu ko woon digérer nga commencé dès le début di am problème ci sa ménage tout le temps souci tout le temps problème ñu bëri nag dañ la ci taxé ñii nee nañ mënoon na ko nëbb ndax tamit dafa xew ñii nee nañ dëgg la wax na ko ñii naan mënoon na trafiqué yow ban avis nga am ci loolu. lu dul dëgg du yàgg loolu rek laa ci am la ma ciy tontu lu dul dëgg du yàgg tey jii nii mënoon naa ko nëbb mais j'ai préféré jouer franc jeu avec lui te moom tamit dafa am benn jikko boo xamante ne je dirais pas tous les hommes mais ñu ëpp ci góor ñi dañ ko am mooy maanaam booy ut da ngay neexal mais boo amee am génnee sa jikko dëggantaan foofu loolu la wane mais nag on n'est pas là pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. tey jii nii li Ami Collé def Ami Collé la mais tey bu nekkoon Seyna bu amaana day dem ci clinique yi fay xaalisam gisanteex benn immunologue mu defaral ko ba mu baax ku nekk ak sa choix bi nga opté mais Ami Collé en tant que tel elle avait opté pour jouer carte sur table wax dëgg bi peut-être que ça l'a pas réussi peut-être que à l'avenir bon je sais pas deuxième saison buy ñëw incha allah bon dina xam ne kat elle avait bien fait de dire la vérité mais man boog je prône pour la vérité. mais ci biir loolu dafa amaat beneen thème boo leen évoqué waat ci biir muy maanaam jamono ji xarit amatul maanaam ay meilleur ami amatul doomu ndey amatul ndax ki nga xam ne moo ci nekkoon sa meilleur ami di sa doomu ndey di sa confidente ndeyaa dem na ba suufu la nangu sa borom kër. yow Seydou bu da nga métti de doomu ndey amatul sañu ma jàkkaarloo waa Sénégal naan leen doomu ndey amatul. am na ñu muy réussir am na ñu mu réussirul amitié am na ñoo xamante ne xaritoox nit jit na leen dinañ xaritoox nit am ci lu leen neex kóllëre bi di daw ba ñu dem ba seeni doom di ànd ñu nekk ay wóllëre am na ñoo xam ne xarit jugu leen mais jamonoy tey de ci gàttal bokk ànd ak say mbokk wala ànd ak say nitu démb ñoo xamante ne xamante ngeen vous avez roulé votre bosse ensemble moo gën a dal xel. Parce qu'on ne finit jamais de connaître la personne. On ne finit jamais de connaître la personne Seynabou am na ñoo xamante ne ñu ngi ci seen biir néegu sëy dañuy am problème ak seen jëkkër seeni xarit mooy ñëw defar ko ba problème bi ne correct ne kocc réglé ko am na ñoo xamante ne dañuy nekk seeni problème seeni xarit ñëw naan leen bu doon man damay tas li waa comme Ndeya ma koy def benn coucou dafa am benn anecdote bu mag yi di wax ñu ne moytul ma ku naan la su doon man ndax bu doon moom du def tus nit toog na sama naan sama jëkkër de du ma defar lii kooku ne ko ay bu doon man ba mu demee fajar di seeti ji morom bi daf ko fekk ñu yeew ko ci bopp lal bi mu ne ko man na ñàkk nañ maa jox dépense ñàkk nañ maa def na waaye kenn mësumaa dóor ba yeew ma ci lal kon bàyyi ma jàpp sama jëkkër ju bon ji kon nag mooy wane ne cadre sëy yéen ñaari woy dencante yi dafa am loo xamante ne nay des seen diggante ba ngeen doon daje kenn fekkeewul kon tey bu ngeen amee problème war ngeen a mën a toog yéen ñaar lijjanti ko du ñàkk nag di nga ci dugal ay mboq ndax sëy mboq yi xarit yi ñambaas lañ ci mais ku nekk dafay am fu muy yem loolu la buñ la ci dugalul bu ci dugg. buñ la ci dugalul bu ci dugg mais jamono ji mu ngi wàcc ci beneen série boo xam ne mu ngi ciy def feu et flamme muy Diégou Pousso Diégou Pousso nag nee naa la nag incarné rôle boobu jafe na trop jamono ji nag surtout ñun suñu génération gu bees gi nga xam ne mënatuñu muñ ci sëy Diégou Pousso en tant que Asma. lu métti Diégou Pousso muy lu métti. Seynabou c'est pas facile d'être une femme soumise. C'est pas facile d'être une femme soumise soumission. xam nga soumission bu njëkk ba da doon yomb ci maam yi parce que jotuñu woon dugganteex tubaab bi jàng nañ école mais meluñ na ñun nga xamante ne dañ naan tant que aw ma doctorat du ma sëy tant que aw ma master du ma sëy te da nga doon toog ci kër gi nga toog sa peggu ndey gis nu muy sëyee boo demee sëy ji loolu nàmp rek ngay gàll loolu rek ngay mën a joxe waaye ñun. dañu am chance xaw ma dañu am malchance internet ne fi télé ne fi chaîne yi bëri nga xamante ne amuñ ci woon accès ñu am ci accès ba léegi sëy bi daal nuñ ko sentiree lañ koy defee man nee naa léegi laa gis sax jéeg bi sëy naan maa ngi dem weekend sama kër yaay bàyyi fi jëkkëram léegi la am sëyu mu musuma sëy mais
fi nga dëkk am na ñuy say mosoo gis ñu doxalee noonu kon boo demee ba gis ay nit di doxalee noonu tu te dis tiens soit je fais partie de la vieille école wala le monde a changé dama nekk old school mais bon ku nekk ak ni ngay aspirer si mais jéegu bu so nekk ko jamono ji yombut gore duñ la ci bàyyi xarit yi duñ la ci bàyyi nee naa kàddu sëy bu jibee day am ñu d'accord ak ñu d'accordul. surtout yow sa bos nga xam ne daa xaw a métti yow déjà sa yaay nangul woon yaay ko góor ki nangul woon asma nga dëgër këcc rek ni da ngay dugg. moo taxit loo ci gis tere mu tëb bàyyil mu gis loo ci gis métti na tey ji asma dina mën a dellu ginnaaw allahu ahlam yàlla rek a xam na film bi jeexagut waaye Maguette Diémé bu doon xalaatee comme asma dana jafe lool asma dellu ginnaaw maa la koy wax sànq balaa ñoo commencé nee naa la bu delloo ginnaaw la fa ma waxoon naa la ko dee intervenir te dafa métti ci xol waxoon naa la ko donc fu mu nekk nii soit day gumba tëxlu sóobu ci sëy bi ndax lal ndeyam won na ko ginnaaw gorom joxu ko gëdd rakkam won na ko ginnaaw wala boog mu génn ci rek ne bon expérience la ba ma ciy dugg demandé wu moon avis kenn kon tey am naa droit génn ci lu àdduna wax je m'en fous mais nekk jéegu puso encore une fois ci réew mi métti na. nekk jéegu puso encore une fois ci réew mi métti na mais tamit da nga sëy ak góor goo xam ne tamit neexut a jàppale. muy sa jëkkër di Yérim neexut a jàppale franchement parce que tamit quoi qu'on puisse dire li nga traversé yëpp bu la soutenir woon rek defe naa di nga sëy ba di. gaa mais daa am jukkoy góor ni ma koy waxee rek c'est l'homme qui ose mordre la main qui le nourrit. Yérim xëy na bokk effort yi Asma di def gisu ko wala doyu ko wala dafa jàpp ne Asma elle est déjà acquise lu ma ko teg dina ko tegoo et c'est très dangereux. gis nga voilà tey jii nii am naa ko lu ma ko teg dina ko tegoo ndax dafa maa bëgg dafa bëgg sëy mais gis nga loolu bés boo ko jëlee di ko def doomu aadama ci àdduna bi ñu nekk bés bu fippoo mu ñaaw. bés bu fippoo mu ñaaw à chaque fois mu tourné séquence ak Yérim wala mu gis mi ki muy def dama naan ci àdduna yàlla bu ma yàlla wanale ak góor gu mel ne Yérim. question boobu laa doon ñëwaat dama bëggoon xam Maguette Diémé ak Asma est-ce que am nañu différence wala Maguette Diémé comme Asma lay xalaatee wala yéen ñi bu doon moom du ko naw. je peux pas dire comme Asma lay xalaatee parce que sëyaguma. je peux pas dire nii laay def tant que eggoo ci situation boobu noonu. face à une situation ngay xam. fan la say limites yam. tout à fait. on ne finit jamais de connaître ses limites tant que dundoo situation boobu na donc je peux pas dire ndax Maguette Diémé dina réagir comme Asma ndax sëyaguma. que Dieu nous prête longue vie ba su ma sëyee dinaa xam. am na ci yenn yoo xam ne da nga naan lii bu doon man la du ma ko def. waaw bu doon man la du ma ko def ci tàng bi. mais boo toogee nga xalaat ne kat nit ki da nga koo bëgg tu peux pas aller sans lui nooy def. toogal. nooy def je te demande nooy def. ma toog gérer. di ñaan yàlla soppi ko waaye nag man moom ci sama giir dund yi yàlla bu ma dajantee góor gu mel ne Yérim maa ko ñaan yàlla sañ naa ko. am na ci droit waaye nag ginnaaw bu waxtaan bi neexee nag foog ñu laaj ko tuuti à part cinéma bi nag jamono ji lan la Maguette Diémé di def. à part cinéma bi maa ngi doon def sama DTS en aménagement du territoire. ENEA actuel ESEA. léegi ci bind sama rapport de fin d'année laa toll xanaa may ñaan yàlla bunt yi ubbeeku ba ma mën a allier cinéma ak leneen mais journalisme bi moom dama ko mettre en stand-by. daw naa rek. dawagum naa pour le moment parce que j'ai pas claqué les portes aussi ah. xam nga dañu tombé ci benn événement boo xamante ni comme j'ai l'habitude de dire. tout à fait. Le monde a arrêté de tourner comme il se doit depuis fin 2019. ba corona duggee ba léegi tout va au ralenti. Peut-être que structure médiatique yi ñu ngi recruter mais bon j'avoue que j'ai arrêté de déposer tuma peut-être bu ma toogee gën a defaruwaat ci wàllum jàng et tout. qui sait. est-ce que études yi duñ ko mën a allier ak cinéma bi tout le temps tournage. si. D'accord. C'est ce que j'ai longtemps fait allié naa journalisme ak études yi allié naa sama études yi encore ak cinéma ak tournage yi. tout dépend ci li ngay waxanteex réalisateur bi. ak scénariste bi. ñoom ñooy xool rek tournage yi ni ñu koy jéem a fixé selon sa horaire jàng. D'accord.
est-ce que Maguette Diémé bi une fois mës nga dund li nga xam ne moom mooy promotion canapé ci sa carrière. promotion canapé ci wàllum cinéma côté bépp. ci journalisme maanaam ci li nga xam ne ci sa vie daal bi nga xam ne yaa ngi koy dund ci sa àdduna ci sa carrière professionnelle. waa déedéet parce que tu sais gis nga nit kuy ñëw di la def promo canapé les gens yi maintenant ils sont intelligents xam nañ ne nit ñi dañuy utiliser seen téléphone kenn lépp loo waxante doomu aadama am na traçabilité yenn saa yi ci wàllum liggéey di nga waxante nit dara bu ngeen sàmmante kàddu ne la waa période tel mun nga commencer liggéey wala période tel mun nga commencer stage mais ci biir waxtaan bi day indi benn familiarité bu indee familiarité après dina jéem a placer ay pions genre kañ ngay jaar seet si ma et tout là il faut savoir couper la discussion. D'accord. promo canapé ku ko nangu lañ koy def ku ko nangu lañ koy def gis nga ñàkk bu mu la tax a jaay sa ngor Seynabou. C'est important. souvent tu es dans le besoin. da ngay bëgg liggéey da nga naan am naa ay diplôme jàng naa même su ma jàngul sax j'ai le niveau. mais pourquoi porte yëpp di tëju mais tey jii nii bu amee benn étincelle de porte bu ubbeeku nga ne naa ko saisir lu mu laaj ma jox ko di nga mujjee toog nga ne est-ce que finalement jaroon na ko. promotion canapé su ma ko bañee yow nga bañ ko keneen di ko nangu di fi mës a jóge donc na ko ñun ñëpp jigéen ñu àndandoo bañ ko yàlla lépp lu mu teg doomu aadama du fekk daf ko àtt encore une fois. mais mosoo ko dund mosuñu la koy jugé. nee naa la doomu aadama bi duma la may foofu àggee ak man duma la may foofu foo ci àggee ak man man déjà bu ma commencé sentir ne discussion bi mu ngi bëgg a rax dinaa indi beneen posture boo xamante ne dañuy mujjee yem ci cadre professionnel. c'est important. tey nga célèbre tey sénégalais ñu bari xam la tey ki nga xam ne moo di Maguette Diémé nan lay dundee vie am hors série maanaam vie bi nga doon dund avant médias yi di la xam avant sénégalais di la découvrir ak tey nga xam ne foo romb soit dinañ la ne Ami Collé ngi ne ou Asma ngi nii nan nga koy dundee. je le vis calmement la tête sur les épaules je ne m'emporte pas parce que bu la jigee di nga xam utiliser que à bon escient nga am nit yi su la jigulee tu vas prendre des airs et tu vas finir par te perdre. c'est important. te jàpp naa ne ñun yar nañ ñu yar goo xamante ne dara fëkkuñu fa ma daan dem dama fay dem ba léegi ña ma daan àndal laay àndal ba tey na ma daan comporter doomu aadama noonu laay wëy di comporter doomu aadama ba tey parce que lii série rek la day jeex te kaay mu wax la yeneen i xale yi ngi ñëw. tey ji balaa ñoo tudd Asma ñu ngi doon tudd ñeneen te amaana suñu borom dogal na ne tuddatuñ leen wala boog nañ leen daan tuddee tuddatuñ ko Asma tam foofu lay mujj. Asma foofu lay mujjee mais ci diggante bi est-ce que rôle yi nga jot a joué yëpp mos ngaa romb ci nit ci mbedd nit indexé la dara lu la neexul wala wax la wax ju naqare wala xas la sax ci rôle yi nga xam ne yow yaa ngi koy incarné est-ce que loolu mos na laa daal. alhamdulilah nag ba rôle yi ma mës a joué yëpp. dafa nekk ay rôle yu dénonciateur yoo xamante ne day révéler lii femme lii jigéen di dund ci société bi le lourd fardeau de la femme au sein de son ménage donc awma dara luñ ma ciy xasee xanaa kay leen lañ ma ciy xasee da nga tooy da nga yambar luñ la teg nga tegoo ko mos naa rom benn mère mu ne ma ayoo sama doom dama laa bëgg yow baa am nga borom kër mu ne ko déedéet am borom kër mu ne ma na nga fexe boo amee jëkkër de ni nga koy doxal ne bul ci wàcc donc nit ñi dañuy emporté wu ba dañuy yaakaar ne Asma mooy Maguette alors que Asma ci 4 murs yi la yam bu ñu génnee ci biti damay solaat sama casquette Maguette wala mami. mais ci comportement wu Asma dañ ci gis jigéen ju dal jigéen ju teey wax ndànk dox ndànk bëgg boppam Maguette Diémé noonu la mel wala. damay wax nag su ko laajee damay. ku lay habillé Asma. bëri naa bëgg nañu say habillement dafay sol classe yiw toog. waaw j'avoue que bëgg naa lool di solo noonu même sama vie de tous les jours dinaa sol ay tubéy dinaa sol lépp mais dinaa fexe ba yére bi dina mën a dem fu nekk
dinaa nekk à l'aise ci sama yëre. ñi may solal nag bëri na lool Thiam Fashion nag fii ñu bëri ñoo xamante ne ñu bëri ñu may solal ba damay dem ba du ma xamante seen tur Sophie mu ngi fii So Design Thiam Fashion. après di nga jaar ci Abdou mu wax la ñi may solal mais combat bi macha allah man damay bañ a lim ñeneen i mer mais combat bi macha allah ñu bëri jàpp nañ ci. ñu bëri jàpp nañ ci franchement te jàpp naa ne boo ko rëccuwuñu benn yoon. lañ ma doon solalee parce que damay toog ba si yàgg xam nga man je ne suis pas sur Facebook. mais samay xarit dañ naan ma tiens démb femme chic dafa amoon ko dugg doon laajte kan moo lay solal. mu am ñuy complimenté sa solin bi dama naan alhamdulilah. parce que duñ ne nëbbuñu suñu yaram bi yëpp waaye nëbb nañ lu jar a nëbb. et c'est ça l'essentiel nëbb nañ lu jar a nëbb. peut-être aussi rôle bi moo ko laaj. bés bu ma demee ba war a jouer rôle bi nga xamante ne jigéen la ci biir entreprise wala jigéen ci activité de tous les jours danañ solo de telle sorte que dana yiw dana décent danañ ko mën a xool. d'accord dina yiw dinañ ko mën a xool waaye leneen li ma la bëgg a laajaat mooy que ni jamono ji dañoo nekk ci milieu bu dangereuse nekk ci milieu gu métti est-ce que depuis bi nga commencé ci milieu cinéma bi sénégalais yu bari découvrir la ci est-ce que mës nañ góor maanaam woo la di la proposer yenn proposition yi wala di la jox xaalis comme niñ koy waxee ñu ne africain dafa bëgg ku siiw est-ce que loolu dal na la. di ma jox xaalis à quelle fin ci mbaaxam wala. doxaan wala genre yenn proposition indécent yi nga xam ne indécente yi nga xam ne ñu bari duñ ko nangu daal. déjà pour ma gisante genre góor yooyu il faut que mu fekk ni damay génn. dinaa génn ànd ak samay xarit mais sama génn bariwut su ma jàngiwul liggéeyuma samay xarit lay àndal. donc je suis dans un cercle assez restreint boo xamante ne fans dina ma woo ci cadre fans. bu nekkee cadre doxaanante. je n'ai pas besoin génn télé pour doomu aadama doxaan. ndax balaa may génn télé maa ngi doon dox ci mbedd bi. kon tey bu ma génnee télé dara changé wu ci. man defe naa ne sama jëmm ji mayuma kanam góor ba mu may xoolee ba naan daf may proposer xaalis pour yenn. àgguma fa doomu aadama. c'est important. soo ñëwee indi respect danañ la indil respect ndax ci loolu lañ ñu yar. boo ñëwee indi beneen kanam tamit dinañ la indil leneen. c'est important. mais tolluma ak doomu aadama foo xamante ne daf may jënd ndax alal. yenn saa nag am na ay fans yu baax yoo xamante ne ci seen mbaaxu bopp dinañ la gis suñu bëgg la. ñoo xamante ne bëgguñu sax ma tudd seen tur. ci télé bi billaahi di la teral souvent damay tudd si ak ma ne waa man sama jëmm ju xeebu gii. lan moo tax doomu aadama di ma defaral lii wala lii wala lii. après da ngay sant yàlla parce que tey li ngay def bu fekkoon neexul nit ñi doo ci am loolu yëpp. nit ñi forcé woo leen sa bopp. ñoo yor seen connexion ñoo yor seen télécommande di seetaan boo leen neexul dañuy zappé. tout à fait. peut-être que li ma leen di jox la ñuy recevoir ci seen xol. moo indi lii tey. ñu koy sante yàlla bu baax a baax. du suñu mbaax. yàllaa maye du suñu mbaax. du seen mbaax yàllaay maye mais tey bu ñu la doon proposé ndax nag jamono ji actrice nga warootoo bañ benn rôle tey yenn rôle indécente yii indécent yi du moins bu ñu la koy proposé j'espère que Asma dina ko daal di mën a nangu tey joué nga rôle éducatrice gis nañ ko tey bu ñu la joué loo tey maanaam rôle kuy jaay boppam wala rôle kuy tox cigarette yamba wala yenn rôle yi nga xam ne dafay xaw a vulgaire Asma wala Ami Collé est-ce que dina ko joué waat dina ko joué genre rôle yooyu. damay sant yàlla parce que j'ai le soutien de ma famille. sama waa kër mësuñ maa bañal dara à une seule condition mooy ma jàng. tant que maa ngi jàng mën naa def lu ma neex. mais avoir le soutien de sa famille ne veut pas dire que ne lépp lu la waaye jox pour xaalis danga koy nangu. am na yenn rôle yoo xamante ne je pense pas le faire de ma vie. xaw ma nag fu ñu àdduna di yóbbu ji mais pareeguma psychologiquement xalaat naa sama réputation famille sama famille kenn nekkul di génn ay télé def yi mel na man maa ko def ak sama sopp donc tey jii nii par respect pour mes parents par respect pour ma famille je peux m'abstenir je peux dire que je vais m'abstenir de jouer certains rôles amaguma courage jouer yenn ni mënuma ko sama xel mayuma ko. c'est important. xelam mayu ko mais ba tey ci milieu bi est-ce que tey xalaat nga continuer sa carrière au cinéma au niveau de l'international. Pourquoi pas, je commence à avoir l'amour du métier.
tant qu'à faire faut bien faire dinaa ko def bu ma amoon carrière internationale dama koy jël encore une fois terewuma dox samay activité benn yoon j'allie les deux sama jàng ak cinéma mun naa allier sama liggéey ak cinéma su ma xamee ne mun naa propulser sama carrière ba mu weesu fii nii Sénégal dama koy def mu ngi commencé di neex maa ngi ciy sentir sama bopp. kon leer na lan la Maguette Diémé dund ci àddunaam lu ko metti loo xam ne heure bu ko xalaatee rek xolam day tooy que ça soit ci carrière am professionnel am que ça soit ci vie professionnelle am. mu dund loo xamante ni su ma ko fàttalikoo damay jooy. lu la metti benn anecdote bu la metti. fàtte naa ko de. lu ma neex peut-être waa mais lu ma metti fàtte naa ko. lan nga dund lu la gën a neex. parce que man dama di koo xamante ne du ma denc sama xol bu ma ko xasee ba traversé dama koy refouler li ñu naan en philosophie je refoule ça dans ton sac. tu le refoules dans ton sac. sama subconscience du denc yooyu. mais lu ma dund lu ma neex je pense que ci journalisme laa ko dundee. inauguration wu TER bi. dafa am 3 équipes yu xamante ne 7TV moo leen déployé woon muy nuyu waa 7TV bu baax. jàpp nañ bu baax ci sama carrière journalistique ma leen di nuyu. man dama bokkoon ci équipe bu ñu déployé Colobane. ma àndoon ak sama benn caméraman bu tudd Papi Ngom. ñuy jékki-jékki Youssou Ndour doon def concert am foofu. ma naan ko jëlal ma Youssou Ndour ñu jékki-jékki ñu gis président Macky Sall. muy may ay pooj foofu. ma ne ko jël ma président mu ngi fecc. bu ma koy jël nag ndeke président gis na ma. j'étais tellement dégourdie parce que je te raconte rien. xam nga presse bi ni muy demee exclusivité RTS moo ko moom. RTS naan moom exclusivité donc yéen na ngeen dem fële ci ginnaaw maa ci gënoon tuuti man leen déedéet je suis venue pour chercher des images je vais rentrer avec des images. Tout à fait. je pense que protocole Macky Sall boobu marqué naa ko. presse bi kenn waxul. man nekk naan ko déedéet sa liggéey ngay def man sama liggéey laay def. ba mu dem ba utoon ñu benn place tegal ñu barrière ñu nekk ci kanam. après par la suite. le président m'a appelé devant tout le monde. il m'a salué laaj ma nu ma tudd ban organe laa nekk présenté ma Youssou Ndour devant tout le monde devant toute la presse. mu nekk loo xam ne daf ma marqué parce que tey jii liggéey boobu moom ma may ma janoo ñi jiitu réew nu yoon teex moom mu laaj ma sama tour il m'a serré la main. Un président c'est pas donné à merci c'est pas n'importe qui et c'est pas donné à tout le monde de saluer le président donc j'étais vraiment émue keroog boobu buy métti laa fanaanoo tellement émotion daf ma remplir woon loolu nekk na lu ma gën a neex ci sama liggéey. su ma koy fàttaliku ci journalisme ça me fait un bout au cœur en plus liggéey boobu daf ma permettre j'ai rencontré des personnes formidables que ça soit au sein de la rédaction wala de la télé wala ci interview ma doon dem di def. tout à fait l'émission tire à sa fin waaye tamit duñu tëj te laajuñu ki nga xam ne Maguette Diémé ndax ci biir waxam mu ngi koy wax di ko waxat elle est célibataire te mu ngi tàq jongama ba yàqu macha allah lu waral nag boobu ba léegi mu daal di toog amagul alaaji dafay dàqee dafa gisagul wala lan la mbokk internet yaa ngi toog di déglu Maguette yow la ñuy déglu. Maguette sonn na ci laaj boobu Maguette mënul def interview ba pare te laajuñ ko loolu pourtant yoruma prix Nobel célibataire 2021. est-ce que joxuñu la ko ci suuf. waa baax na naa ko jël. c'est possible. Maguette mayul boppam yàlla moo koy may. yàlla moo tuddagul. ma dugg ci buumu sëy wala ma nekk ci buumu sëy mais su ko yàlla tuddee rek. incha allah ju dossier bi jox naa la ko. jox naa la dossier bi. amu ko fi ku naan koŋ-koŋ te muy jàkkaarloog yow di la xool. y aura toujours kuy fëgg. y aura toujours kuy fëgg. y aura toujours kuy fëgg. d'accord l'émission tire à sa fin ñu mu nekkoon émission boo xam ne kontaan nañ ci am nañ ci mbégte toog ak moom mu nekk nit ku yaatu nit ku oyof nit ku adorable émission en calme lañ ko dalaloon looy tàggatoo ak mbokk internet seneweb.com. xanaa ma lay remercier yow Seynabou ak Seydina Oumar bi nga fi àndal ma leen di remercier bu baax déplacement bi ngeen def
bu loolu weesoo may remercier Sénégalais yi nga xamante ne ñoo safoo lii nga xamante ne Xaar Média moo koy def lépp lu leen Xaar Média mu sa jox dañ koo jël kontaan ci lool du mën-mënu Xaar Média du neex bindam du këram yu yaañ yi muy tourné may yàlla la ñuy sant yàlla mënoo gërëm te gërëmoo ki nga xamante ne tey jii yàlla ak moom moo tax nga agsi fii muy di Modou Xaar Gueye moom moo may opportunité tey ma joué ba ñeneen ak ñeneen gis ma bëgg ma fecc liir bu neexee ndey jaaca tey may remercier samay waa kër samay mbokk ku lim juum may remercier samay mbokk ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi may soutenir ba tey mu mën a agsi fii sponsor yi samay am di jàmm képp koo xamante ne yaa ngi safoo Asma mu ngi lay remercier di la jaajëfal naan leen loolu lépp mënoon na leen ci bañ a fekk ndax dàquma ko def kenn gënuma koo mën kenn mais ñoom ñoo ma bëggal seen bopp ma leen di ñaanal suñu borom fayal ma leen. ñu ngi xaar tamit Ami Collé fu muy mujjee ak Manel. incha allah ci deuxième saison regret. Incha allah dina ñëw ci yàggul dara. kar leen ko te boobooy dàq première saison bi sax incha allah. Mbaaru da nga nar a sëy ba dee. ba dee. ñaawal suñu ex. gëjate suñuy noonu. gëjati seeni noonu nee na loolu la wax waaye man it foofu lay daal di tëjee doon am mbég ci contentement comme ni ma koy waxee saay su ne di leen dalal ci site bi ngeen di taamu di ko xaar saay su ne nee naa leen quand c'est important Seneweb day daal di ñëw taxaw di leen bégal merci beaucoup à la prochaine bye di leen jox dig daje beneen yoon beneen gox ak beneen i ndaanaan